ngi leen di sant yéen presse bi fi ñëw di taataan ci ay xalaat loolu nag ñaari objet rekk ko lal muy bu ci njëkk ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi gërëm bu baax ku mel ni président Macky Sall ndax lu tax ñu di ko sant dafa am ci fan yi mu am lu mu génnee jagleel ko chef de village su Sénégal yépp muy seen indemnité yoo xamoonte ne tàmbale woon nañ ko sax yàlla dogal mu ci indi ay jubante mu annoncé chef de village bu ne dina ko tàmbaleel jox indemnité 50 000 par mois loolu nag ñu rafetlu ko mais mënuñu yem rekk ci rafetlu ko ci suñu xol moo taxoon tey ñu ne dañuy def lépp pour mën a fësal ngërëm googu ak cant boobu ndax chef de village ak lu muy liggéey chef de village ak lu muy daj chef de village nu mu jegee askanam day liggéey 24 heures sur 24 bu demee ba jagleel ko indemnité chaque weer 50 000 loolu lu rëy la ci ñun lu rafet la ci ñun mais xam nañu it comprendre na bu baax liggéeyu chef de village comprendre na bu baax war naa mën a jàppale chef de village yi ñu ko ci ñaanal yàlla yokk ko ci doole mais yàlla jàppale ko yàlla fay ko ci taxawaayam googu mu am ba di ko defal chef de village yi looloo taxoon ñun association de chef de village di Ndiaganiao ñu tase tey bëgg a fësal suñu ngërëm ak suñu cant ci moom won ko ne kontaan nañ bu baax ci mesure bi ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm mook gouvernement am yépp ndax mënoon na ko man te du ko def kon it duñ ci man dara kon bu ko defee comme nu ma ko waxee rek xam na ne kon am na fu mu teg chef de village kooku nag ñu di ko rafetlu bu baax di ko ci ñaanal yàlla yokk ko ci kattan ak sutura bu loolu jeexee xam ngeen ne ñun ay paysan lañu ci kaw gi lañu nekk kaw gi nag dafa am yu bari yoo xam ne président Macky Sall laase na ko mu war a jëm ci population bi nekk ci kaw gi ci lu ci ëpp ci mbir moomu mu laase muy ci waru ndox muy ci wàllu courant bi war a dem ci village yi muy ci wàllu yoon yi muy ci wàllu mbéy mi muy ci wàllu napp gi fànn boo ci jël fii ci Ndiaganiao gisu ci boppam ndax boo seetee tey Ndiaganiao Sandiara yéen ngi nga xam ne yéen ay taskatu xabaar yi fa ngeen aw bi ngeen di ñëw xam ngeen na ay la yéwén yoon boobu bu tawee tey kenn mën naa ne du dem kenn du dikk te loolu muy njàqare muy tiis ci commune Ndiaganiao mais muy njàqare di tiis ci kilifa yi nga xamante ne tey fanweeri dëkk ak juróom-ñett yi nga xamante ne ñoo ëmb commune Ndiaganiao seeni chef de village yépp ngi nii toog loolu doon seen njàqare loolu doon seen tiitaange moo waral bés bu mel nii tey ñu def ko ndax ay kilifa lañu waruñu jóg tey di sànni ay xeer waruñu jóg tey di lakk ay pënu mais san nañu def loo xam ne
buñ ko defee kilifay réew mi dégg ko gis ko looloo waral ñu def lii. ñu bëggoon Sandiara Njagañaaw balaa yàlla gi di taw président Macky Sall xam nañu yéene bu mu am ci Sénégal, xam nañu pas-pas bu mu am ci Sénégal bu wér, mu ngi def kemt ay kàttanam, mais dafa mel ni ñun émergence bu ñuy dégg te Macky Sall président Macky Sall laase ko àggugul ci ñun. ndax boo amul yoon boo aw, amoo courant boo mën a jëfandikoo, amoo ndox moo xam ne mën nga ko naan mu doy, kon mel na ni ci commune Ndiaganiao MRSA boobu àggu fi. ñun ñu koy lancé message appel di ko ñaan ngir yàlla fii ñu toll Sandiara Njagañaaw Xombol bu ñu sajoon ñu góoróorale ko ci délai bu gàtt, bu ñu sañoon Taseet Njagañaaw def nañ ko latrik dugg na Njagañaaw, bu ñu sañoon mu góoróorale ko, bu ñu sañoon Njagañaaw Fissel mu taxaw ci, ndax suñu dara doyul te gëm nañu nag mën na ko. te nee naa la fii ci commune Njagañaaw ñetti dëkk rek wala ñeenti dëkk lañ fi électricité ci fanweeri dëkk ak juróom-ñett. suñu élèves yu mënuñoo jàng tranquillement, suñu jigéen ñi mënuñoo liggéey, suñu mag yi mënuñoo liggéey, ndaw yi mënuñoo liggéey. loolu nag lañu ne dañ ko bëgg a dàkkal, ndax boo gisee kilifa yi teew tey bàyyi seen lépp ñëw yaakaar nañu bu ñu jànnoog président diis ko seeni soxla yàlla dina dogal mu man koo saafara. ndax nag Njagañaaw ci département de Mbour la bokk, arrondissement de Fissel Mbadane, mais gëm naa ci biir département de Mbour mooy commune bu ëpp ci commune yi ci biir département bi. kon matuta fowe matuta xeeb, parce que électeurs yi fi nekkuñu ci benn ci biir département de Mbour ci collectivité locale yi. kon ñu ngi koy lancer appel mu jàppale ñu ci ba nu mu gën a gaawee ñu gis changement bu gën a gaaw ci Njagañaaw. bu loolu wéyee dina am ku ñu sant gërëm ko bu baax, ndax it lépp lu mu man mu ngi koy def ci école yi, di ko def ci imam yi, di ko def ci chef de village yi, di ko def ci jàngu yi, di ko def ci élevage, agriculture, lépp loo xam ne soxal na doomu aadama citoyen bi war na koo am mu ngi koy def guddi bëccëg, yendalul fanaanul, di doom di docteur Tening Sène. docteur Tening APR yaakaar la bokk, ñun politique nu, mais nag bu ñu gisee lu baax gis suñu doom boo xam ne dara ñoru ko, dara soxlu ko lu dul askanam, commune am, mën nañ ko wax. ndax lu may wax du man maa ko inventé di wax. fanweeri chef de village ak juróom-ñett ngi nii toog, kenn ku ne am nga yëg-yëg ci docteur Tening lu muy def ci sa dëkk mbaa dëkku keneen, muy ci wàllu ndox, muy ci wàllu mbéy, fànn bu école, fànn boo jàpp mu ngi fay def kemtalaay kattanam. kon ku mel noonu ñun waa commune Njagañaaw bu ñu amoon doom yu mel noonu ñaar, kon Njagañaaw raw na fii mu nekk. ndax buñ la falul dara nga def fi loo xam ne
kenn defu ko fi kooku yaakaar naa bu ñu la faloon grand changement dina am fii ci commune Ndiaganiao ñu bëgg jigéen ñaa ngi nii seen procès amuñu ay financement foo dugg ci biir Ndiaganiao financement amu fi lenn amu fa ndax dañoo yaakaar ne politiciens yi doo xaar ba taxaw war a fallu rek taal sa oto dugg ci askan gi ne fal leen ma danga war a di jëflanteeg nit ñi avant sa pal di jot nit ñi xam ne kii de bu faloo it dina mën a taxawu dëkk bi nu mu ko war a taxawoo kooku nag gis nañ ko ci docteur Tening bu wér mu ngi ci dëj yi mu ngi ci ngénte yi mu ngi ci lépp loo dart fii mu war a baax ci doomu aadama docteur Tening mu ngi ciy dëkk xaarul ba soxla doomu aadama yi doog a jóg kon dañoo bëgg kooku ñuy yóbbante ci fanweeri chef de village yeeg juróom-ñett ñoo toog nii di ñaan président Macky Sall bu ñu sanoon tey fii ci commune Ndiaganiao ci Benno Bokk Yaakaar bu ñu nekk buñ fay samp candidat nañ ñu sampal docteur Tening mu doon candidat Benno Bokk Yaakaar parce que ñoom ñoo ko waxuma ko chef de village yi ñoo ko wax seen bëgg-bëgg la population Ndiaganiao ñoo ko wax seen bëgg-bëgg la boo wàccoon tey ba dëkk bu gën a suufe ci dëkk yi boo fa laajtee docteur Tening ndax bëgg ngeen mu falu mu ne leen waaw kon dañuy jottali ndax it wax naa leen ko limal naa leen ko dañu doon dégg président Abdou Diouf di ne ku def lu rëy am lu rëy te ñun comme ñun ñëpp mënuñoo dem bu ñu amee ndaw bu mel ni docteur Tening kon sañ nañu dénk ko njiitu réew mi président Macky Sall pour mu bàyyi ci moom xel mais pour it mu sampal ñu ko fi ndax bu fi sampoo njëriñu askan gi rek lay doon mais njëriñu population bi rek lay doon kon nag ma di leen xamal ne ñun de ginnaaw bu ñu gërëmee borom réew mi fas yéene nag président Macky Sall liggéey na fi loo xam ne dootul fay xaj na kay lu bëri dafa tag ci kaw te dañoo bëgg ñu fexe laqar ci ko mu ñëw ndax gis nañ bu baax ay procès gis nañ bu baax ay yëngu-yëngum ci askan gi xam nañu ambition ci réew mi ku bëgg réew mi ku néewi wax la nag mais ku bari jëf la ku yaatu jëf la jëfam googu nag lañu bëgg a sentir fii ci Ndiaganiao gis ko mu àgg ci ñun ñu bokk ci émergent bu muy woote